Assalamualaikum waa mouvement dooleel Ngalen maa ngi leen di nuyu président Souleymane Tine muy sama doomu nday di sama lépp di sama xarit di sama lépp vraiment muy nitu action quoi ku bëgg Ngalen encore vraiment bu ma expliquer mouvement bi ma am ci mbégte ak contenté te defe naa ni ku bëgg dëkkam rek il faut nga def ay démarches te dama jàpp ni tey suñu nee mouvement dooleel Ngalen yéen waa natifu Ngalen daf leen war a soxal bu baax a baax ndax yéen a bokk ndey bokk baay yéen a xam li Ngalen soxla tey kenn mënta liggéey Ngalen lu dul doomu Ngalen kon tey soo leen demee ba créer benn mouvement ngeen def ci mouvement dooleel Ngalen kon loolu c'est un acte à saluer di ñaan rek yàlla suñu borom seen mouvement bi na jëm kanam ba pare aussi ngeen bañ cee xajal seytaan yi ndax tey Ngalen yéen a ko moom kenn moomul Ngalen yéen a war a mën a dox démarche yi nga xam ne moom mooy doxal Ngalen moom mooy avancé loo Ngalen mais keneen mënu ko un natif de Mbousnakh ne peut pas venir ici à Ngalen Tassette leneen ak leneen yéen a xam li ngeen bëgg yéen waa Ngalen def ko kon dama leen di jaajëfal bu baax a baax di jël kàddu bi di ko jox sama doomu ndey mu sànni ci ay kàddu Souleymane. asalaamaaleykum mouvement de dooleel Ngalen maa ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen bu baax di nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di remercier aussi notre collègue sama xarit sama lépp di Amdi John de Tassette vraiment ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax en fait aussi comme ni nga ko waxee ci biir mouvement bi donc vraiment mouvement ànd dooleel Ngalen dafa nekk benn mouvement boo xam ne dafa taxaw pour jàppale Ngalen waaye pour défendre l'intérêt de Ngalen kon mu nekk loo xam ne tey jii nii jeunesse su Ngalen yépp ñu ngi ciy woon ñëpp ñu gan cee jàpp gan cee góorgóorlu ndax nañ jàpp ne tey jii nii Ngalen ñun ñooy natifu Ngalen ñuy jeunesse yi que ça soit góor ñeeg jigéen ñi ñun ñoo ko mën a développer mais du kenn koo xam ne day jóge ailleurs que ça soit Ngoundiane wala Mbousnakh wala feneen muy développer Ngalen bàyyi dëkkam loolu c'est impossible kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk ci localité Ngalen nañ gën a taxawaat gën a góorgóorluwaat bu baax a baax xam ne Ngalen suñu Ngalen la nañ ko défendre te aussi buñ ci xajal kenn koo xam ne day ñëw di indi ay perturbation ci biir Ngalen wala di ñu indi ay noonu yeneen ak yeneen kon dafa jot ñu gën a taxawaat xam ne développement Ngalen mu ngi ci suñuy loxo nañ indi xalaat yeeg indi ñuy gën di discuter su ko defee dinañ am ay opportunité yoo xam ne tey jii nii suñ ko tegee en table vraiment dina nekk benn affaire boo xam ne suñ ko réaliser au niveau de Ngalen dinañu amal njëriñ ñun ñëpp te aussi ñun nag intérêt personnel taxut ñu jóg l'intérêt de la population moo tax ñu jóg moo tax ñuy xeex guddeeg bëccëg fu ñu nekk ñu ngi wax ci Ngalen dans partout ak ci réseaux sociaux yi yëpp ñu ngi wax ci Ngalen kon tey nañ gën a góorgóorluwaat gën a jàpp te bañ a bàyyi te xam ne fondation la muy mouvement ànd dooleel Ngalen fondation la fondation nag métti na lu ne ngay dégg gars yi ñii di sani xeer ñii di wax yu lu amut mais buñ toppatoo loolu nañ xam ne suñu objectif lii la ñu dox ci wax ci jëf ci su ko defee dinañ gis résultat yi donc vraiment ñun ñu ngi ak yéen te incha allahu rabbi lépp loo xam ne mën nañ ko ci biir Ngalen mën nañ ko apporter mu ñëw Ngalen incha allahu rabbi dinañ ko dox dinañ ko wax ak fu ñu mën a jëm nag dinañ ko mën a indi ndax Ngalen moo ñu ñor ñun amuñu lu dul Ngalen amuñu kenn lu dul jeunesse su Ngalen amuñu kenn lu dul mag ñi ndax mag ñi vraiment ñu ngi ci suñuy ginnaaw di ñu xelal di ñuy dooleel donc vraiment di ñu won yoon wi daal
kon ñooñ tamit duñ def dara lu dul remercier vraiment aussi di remercier aussi le maire Mamadou Thiaw dañ koy gërëm di ko sant ndax gis nañ ne Ngaleen depuis 1960 jusqu'à présent mosuñu ko considérer fenn su ma nee considérer fenn mooy que ni dañ doon sikki sàkk ne Ngaleen ci Ngunjaan la bokk wala ci Tassette la bokk mais alhamdulillahi rabbil alamin bi Mamadou Thiaw ñëwee ci lañ xam ci lépp ci la leer Ngaleen ci Tassette la bokk te mu ngi gis boppam au niveau de Tassette ndax lépp luy intérêt au niveau de Tassette mu bokk ci Ngaleen doomu Ngaleen yi ñu ngi koy xëj di ko jëmale seen gox kon nag ñun ñi nga xam ne ñooy responsable Ngaleen yi ànd ak monsieur le maire ñeneen ñi doon ay opposants ñun ñëpp laay woo ñu gën a booloo gën a dooleel Ngaleen ndax waxuñu opposition waxuñu ñi nekk ci pouvoir bi mais Ngaleen ñëpp lañu wax nañ gën a jàppante gën a indi xalaat yeeg ñuy toog di saafonte di def ay rencontre di def ay lépp su ko defee dinañ mën a indi ay opportunités yoo xam ne tey jii nii suñ ko lancé au niveau de Ngaleen dinañ gis résultat yi ndax loolu mooy suñu objectif moo tax ñu créer mouvement bi mais nekkut dañoo créer mouvement bi pour rien que soutenir le maire non non mouvement bi donc c'est vague ñëpp la muy opposant muy autorité muy homme d'affaires ñëpp lañ ci dugal amuñu séparation kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne Ngaleen suñu Ngaleen la nañ ko dooleel nañ ko jàpp te bañ a bàyyi métti na nag mais lu métti nañ affronter on est des jeunes ñun ñoom nekk visage yu dëkk bi képp kuy ñëw ci dëkk bi jeunesse yi war a njëkk a gis au niveau de la localité kon nag nañ góorgóorlu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout les administrateurs ñi nga xam ne ñoo diriger mouvement bi ku mel ni Mor Ndiaye du ma ko fàtte maa ngi koy nuyu di nuyu ñoom Aliou Ndiaye ñëpp gars yi ñëpp daal bàyyi ñu kenn vraiment ñu ngi leen di saluer la population de Ngaleen merci et merci beaucoup.